jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci info 15 ñu ngi am mbégte ak kontaante comme niñ koy defee saa su ne dellu si ak yéen ci li nga xamante ni mooy seen émission 15 minutes pour convaincre tey nag ma di ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Abdourahmane Fady Diallo. Abdourahmane Fady Diallo yaa jiite mouvement bu ñu daan Kër Massar suñu yitte Kër Massar suñu yitte nag dinañu ci ñëw léegi waaye laatay loolu rek dañu lay bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci info 15. waaw jërëjëf sëñ Cheikh bi ñu la nuyoo gërëm la sant la nuyu say téléspectateurs ak say auditeurs yëpp yu info 15 aussi nuyu population Kër Massar population Sénégal ak sénégalais yi nekk si diaspora bi yëpp ñu nuyu bu baax a baax te sant waa info 15 si liggéey bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy def gis nañ seen taxawaay gis nañ seen grille programme yi nga xamante ni def ngeen ko te wax dëgg yàlla askan bi yëpp ñoo ngi ciy gis seen bopp man de personnellement saa su ne rek maa ngi suivre li nga xamante ni yéen a ngi koy def te loolu moom dañ koy rafetlu. voilà yaa ngi jiite benn mouvement ñu duppee ko Kër Massar suñu yitte bëggoon nañu xam lan moo la poussé ba ngeen xalaat d'abord mouvement bu mel noonu ba tuddee ko Kër Massar suñu yitte. waaw mouvement bi ñun ay ndaw yu nga xamante ni la dañoo dëkk biir Kër Massar doon liggéey suñu gox te amuñu woon mouvement taxaw ci wàllu ay éclairage ak yooyu ndax ay agression ñoo tàmbali woon du am ñun suñu gox fi mu ñu dëkkee ñu tàmbali ko liggéey ba ay ndaw daal di dajaloo ñu créé mouvement bu nga xamante ni mu ngi tudd takku liggéey Alaaji Paate bi ñu créé mouvement boobu takku liggéey Alaaji Paate ñu tàmbali fa dafa ay jéego ay liggéey man ñu dem oo ma ne ma bu ñu sañoon ñu ñëw nga bokk si mouvement bi nga jiite ñu liggéey ci ba mu am diir bi nga xamante ni wax dëgg yàlla liggéey bi daal di law ba génn biir Alaaji Paate dem ci yeneen i gox ci Kër Massar ñu ne lii kat jot na ñu taxaw lu nga xamante ni askan bi yëpp moo si gis boppam askan bi yëpp moo ciy taxaw moo waraloon ñu tuddee suñu bopp Kër Massar suñu yitte maanaam yitte askan bi kese moo ñu tax a jóg maanaam turu mouvement bi loolu lay wundu maanaam Kër Massar suñu yitte mouvement bi tuddee ko maanaam yitte waa Kër Massar population Kër Massar moom ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu bés bu nekk. mu doon mouvement de développement bu nga xam ne lépp luy yokkute rek lépp luy jafe-jafe yi nga xam ne population bi am nañ ko ci biir Kër Massar daañu taxaw suñu kéemtalaay kattan ba luñ ci mën def ko. voilà comme ni nga ko waxee nee nga daal yéen li leen ñor mooy Kër Massar moo tax ngeen ne Kër Massar suñu yitte te bu yàggul dara wala boog ba léegi sax am na mbas moo xamante ni jotoon nañu gane si am ay tolof yu bëri yoo xamante ni ñu bëri ci sénégalais yi dañ ciy jotoo jaar. est-ce que Kër Massar suñu yitte boobu nag taxawu na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Kër Massar. waaw jërëjëf sëñ Cheikh mbas mi loolu dinañ ci sawar a wax comme problème yi am si biir Kër Massar yëpp mbas mi bi mu tàmbalee ba léegi xam nga feebar bi mu duggee Sénégal mois de mars ba léegi ñun jóguñu ci taxawu lu nga xamante ni yaakaar nañ ni mun naa indi ay saafara si jafe-jafe yi li ñu tàmbalee def ci njëlbeen. mooy dañoo dëkkoon di wër biir Kër Massar comme ni ñu ko waxee di def ay porte à porte maanaam dem ci askan bi dem si nit ñi di leen wax ni feebar bi am na ñu yoroon ay prospectus ak ay dépliants ñu koy collé si yenn boutiques yi wala yenn bërëb yi ñu ko doon def sax par exemple boo demee tey kër Medina Kër Massar bi nga xamante ni suñu sœur Khadika moo jiite seen kuréel boobu ñu am fa ay taxawaay yu nga xamante ni si seen gox bi dem ci ay kër ñu nit ñu daal di ko def ñu tàmbalee ci loolu lañ tàmbalee maanaam def porte à porte bi ñu jógee si porte à porte boobu nga xamante ni ñu ngi ko doon def ñu gis ni ki kat mbas mi ni ñu ko waxee cet mooy base lépp ñu daal di dox ay jéego ba indi ay mini forage si biir Kër Massar maanaam ci mois d'avril bi am na ñaari mini forage yu nga xamante ni indi nañ ko quartier Passy ñaari mini forage ñu def ko fa ndax doon na gox bu nga xamante ni nit ñi amoon nañ jafe-jafe pour am ndox ndax tey boo nee nit ñi dee leen raxasu ak yooyu te amuñu ndox dana jafe mu doon ay forage yu nga xam ne forage bu nekk am na ñetti robinet ay forage électrique la da ngay ñëw ubbi sa robinet te doo fay dara forage yooyu mouvement Kër Massar suñu yittee daal di ko samp foofu noonu ci biir Alaaji Paate ñaari mini forage yemuñu ci loolu bi ñu amee suñuy xarit ñu nga xamante ni waa Africanité Family amoon benn album bu nga xamante ni dañ koo jagle woon pour feebar bi ñu defar benn album ñu accompagner leen ci ñu jëloon Kër Massar suñu yitte mu bokkoon ci partenaires yi parrains yi ñu am ay jéego yu nga xamante ni def nañ ko ci wut benn sonorisation jox leen ko pour lancement album bi waaye pour sensibilisation bi ñu profité si occasion bi sant leen gërëm leen ñoom wax Africanité Family ndax gis nañ liggéey bu am solo bu nga xamante ni def nañ ko ak matériel boobu mënoon nañ ko jël yemale ko seen bopp waaye teewul képp ku soxla woon rek jël nañu sonorisation bi jox la ko nga def ay sensibilisation ci wàllu feebar bi ñu defee seen lancement album boobu le 22 avril ñun Kër Massar suñu yitte ñu confectionné ñu daal di defar
juróomi téeméeri masque 500 masques ñoom ñu indi ay yeneen produits yu nga xamante ni ay eau de javel ay gel ak yooyu ñu daal di dem Kër Massar village ci xolu Kër Massar nga xam ne loolu bi ñu koy def aussi dañu bëggoon delloo njukkal ñu nga xamante ni ñoo sos Kër Massar ñu dem ci biir Kër Massar village def fa lancement bi mayee fa yooyu yëpp ndax dafa doon bërëb bi nga xamante ni ay banqaas yu bëri ñoo fa daje am na fa garage yu Dakar Dem Dikk am na fa garage ay Tata am na fa garage yu Clando am na ay jumaa yu nekk wet foofu waaye am na marché bu fa nekk ci benn bërëb mooy foofu noonu Kër Massar village ñu dem def fa opération boobu loolu yëpp ci dem lu xeex jàngoro bi ak mbas bi ak yooyu yemuñu foofu ñu jóg wut ay appareil yu nga xamante ni mooy ay raxasukaay li ñu woowee appareil lave-mains jigéenu mouvement bi seen bopp mois d'avril boobu ñu maye premier appareil lave-mains ñu may ko si marché Castor Sotrac bi ñu jógee ci loolu ñun ñii ñu jël aussi beneen appareil lave-mains bu nga xamante ni may nañ ko garage Clando bi nga xamante ni mu ngi foofu toujours Kër Massar village ñu weesu étape boobu dem ne léegi kat bi ñu waajalee ubbi école yi dañuy dem jéem a pulvériser école yi maanaam fexe ba école yi xale yi bu ñu ñëwee ci école yi daañu ñëw ci ay conditions yu baax mooy première décision bi état bi njëkkoon jël ci la ñu dem pulvériser école Alaaji Paate ñu pulvériser bu Sotrac école primaire bu Sotrac ñu dem ci lycée arabe bi ñu jóge fa dem ci Al Azhar bi nekk Kër Massar ñu jóge fa dem ci lycée zone de recasement lycée bu mag bi yooyu yëpp suñu mouvement Kër Massar suñu yitte ak ay moyens ndax loolu il faut ñu insister ñun suñuy moyen bopp la ñuy liggéeyee nekkuñu institution bu nga xamante ni dafa wéeru ci benn parti wala am benn leader politique bu nga xamante ni ci moom la ñu wéeru ñun suñuy moyen bopp suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm la ñuy boolee def li ñuy def noonu yëpp bi ñu pulvériser établissement yooyu yëpp pour permettre xale yi ñu mën a jàngi wax dëgg yàlla askan bi kontaan ci yemuñu ci loolu ñu dem ci këru diine yi maanaam bërëbu jaamukaay yàlla yi ñu dem ci ay juma ak ay jàkk def nañu lu ëpp fukki juma ak jàkk yu nga xam ne ñun ñoo dem pulvériser leen boo demee ci Parcelles Assainies boo demee unité 10 boo demee Médina Kër Massar wax dëgg yàlla ay juma yu bëri ñu pulvériser leen yemuñu ci loolu ñu dem pulvériser ay marché boo demee tey marché Castor Sotrac pulvériser woon nañ marché bi yëpp boo demee marché bu Alaaji Paati pulvériser woon nañ ko boo demee marché Kër Massar village ndax yooyu yëpp ay firnde laa lay jox yu nga xamante ni information yi éléments yëpp ñu ngi ci internet bi boo demee di nga ko gis ñu pare ci loolu yi dem ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni tey ku ne jàngoro ji nit ñi ci bërëbu fajukaay la ñuy dem ñu pulvériser poste de santé bu Madame Ba ñu dem aussi pulvériser poste de santé bi nekk Kër Massar village ñu dem pulvériser poste de santé bu Darou Missel pour wane ni wax dëgg yàlla mouvement bi foofu def na ci ay jéego yu rëy yemuñu foofu ñu continuer toujours si suñu activité di maye ay matériels yu nga xamante ni ay jumtukaay dina jàppale nit ñi ci wàllu mbas mi maanaam tey ñu dem ba ci église bi suñu mbokku jàngu bi ñu dem fa may leen benn appareil lave mais nga xam ne curé bi kontaan ci trop curé Diouf ñu ngi koy nuyu au passage di ko sant di ko gërëm ñu dem it ci institut Al Azhar maire bi nga xamante ni moo nekk Malika ñu dem fekk fa suñu nijaay Oustaz Ndiaye ñoom it ñu may leen appareil bi nga xamante ni ndongo yi nekk foofu nga xam ne am na fa classe de CM2 classe 3e ak classe terminale ñi nga xam ne ñu ngi préparé seen i examen ñoom it ñu am jumtukaay raxasukaay bu mucc ay yu nga xamante ni ay matériel la yu nga xam ne Sénégal fu mu toll noonu mooy matériel bu nga xamante ni moo gën a sophistiqué si wàll boobu ndax ki ko defar di Mama Saliou Diallo moom moo nekk dernier lauréat grand prix du président de la République pour l'invention et l'innovation si matériel boobu nga xam ne ñun on n'a pas lésiné sur les moyens pour que ñu indil Kër Massar li nga xamante ni moo gën mu doon ay jéego yu nga xamante ni nag ñoo ngi ci ndax pare gu ñu am na yeneen appareil yu nga xam ne jënd nañ ko disponible na am na yeneen taxawaay aussi yu nga xamante yenn matériel ci fan yi di ñëw rek nit ñi dinañ ñu gis ci taxawaay boobu pour ne la rek yittee Kër Massar rek saa su ne moo ñu soxal te li ma la limal yëpp diggante mois de mars ak mois de juillet bi lañ ko def. voilà muy ay mbir yoo xamante ni kon li nga fi jot a cité yëpp muy ay mbir yoo xamante ni wane na ni kon yéen a ngi wane ni que ni Kër Massar yitteel na leen ñu bëggoon a xam nag est-ce que loolu noonu ngeen di def ndax biir Kër Massar rek ngeen ko yamalee ndax li ngeen wax ni Kër Massar moo leen yitteel. déet lu ëpp si suñuy liggéey dinañ ko def biir Kër Massar mais léeg-léeg ay ñu sollicité ñu lu mel ni tey ay yëmbal sollicité woon nañ ñu pour ñu ñëw ñu jàppale leen ci wàllu pulvérisation bi ñu doon mayee fontaine yi boo ko fàttalikoo sëñ Cheikh fontaine yi demoon nañ ba Rufisque ñu mayee fa ay lu mot ñaar fukki fontaine ci département Rufisque si suñu xaritu Idrissa Ba mi fa yor beneen mouvement
comme ni ma waxee aussi appareil lave-mains yi demoon nañu maye benn appareil lave-mains ci Malika nga xam ne Malika nekkul ci biir commune Kër Massar wax dëgg yàlla saa su ne rek buñ ko mënee jàppale suñu morom ñi nga xamante ni ñoom it ñu ngi ci yeneen gox ndax Sénégal bi ñun ñoo ko bokk askan bi suñu doole nag moo toll fu nga xamante ni tey suñu commune d'abord la ñuy jiital ci lépp lu ñu def ndax noonu la ñu tuddoo waaye du tee bu ñu mënee def leneen lu nga xamante ni dina am lu mu jàppale ñeneen ñi ndax tey ku ne Malika ku ne damay aar waa Kër Massar damay aar population Kër Massar si mbas mi boo seetaanee waa Malika rek daanaka li nga def fii amul njëriñ boo seetaanee waa Rufisque daanaka li nga def amul njëriñ ndax ñun ñoo bokk suñu gox yëpp dañu fasantikoo dañuy demalante di ñëwalante donc saa su ne rek bu ñu ko mënee rek daañu fexe xool lan la ñuy jàppale ñeneen ñi tey jot nañ ci def lu bëri lu nga xamante ni wax dëgg yàlla nit mun na si teg bët. voilà comme tamit da ngeen a wax ni Kër Massar moom moo leen yitteel te jamono ji li nga xamante ni moo di mbënn mi daanaka ñëw na ba noppi te ku ne xam na ni fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Kër Massar à chaque fois su mbënn mi ñëwee rek dina bëri ay jéey yoo xamante ni daf ko fii faral di def ndax yéen waa Kër Massar suñu yittee ngir gunge waa Kër Massar am na ay projet yoo xamante ne lal ngeen ko ngir mën a gunge bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy waa Kër Massar ci mbënn bi. waaw mbënn bi sëñ Cheikh doon na jafe-jafe bu rëy fii nii si biir Kër Massar bu nga xamante ni ñun lii mooy ay ñetti at yu nga xamante ni ci mbënn mi ñetti at ren ñu dugg si ñeenteel at moo xam ne at mu nekk ñun am nañu ay jéego yu ñu ciy def bañ nañ ko sabe dañoo jënd ay pompe électrique yu nga xamante ñun ñoo ko jëndal suñu bopp saa su ne boo xoolee image yi nawet bu daaw jëm nañ si ay quartier jéem a pomper ndox mi yóbbu ko si égout yi si canalisation yi nga xamante ni waaye problème bu ci gën a rëy mooy Kër Massar gox yu bëri d'abord dafa amul canalisation waaye bu ñu amee canalisation yu néew yi ñu am aussi problème de curage moo ci nekk duñ ko curer à temps nga xam ne bu nawet bi ñëwee rek ay jafe-jafe la pour ndox mi dem loolu nag mu doon yenn liggéey yi ay liggéey yu nga xamante ni ak nguur moo ko man yenn yi ñun manewuñu ko mais lu dem ci mbënn mi wax dëgg yàlla ñoo ngi si góorgóorlu bu baax a baax tey fu ñu nekk ni yor na ñetti moto pompe yu nga xamante ni ñoo ko jëndal suñu alal boo xoolee ci image yu daaw yi di nga doon gis ay bërëb yu nga xamante ni ay quartiers yi nga xamante ni at mu nekk ñun ñooy dem di pomper ndox mi fa nekk yëpp yóbbu ko te ren aussi fas yéene nañu taxawaay boobu jéem a xool nan la ñuy yokkee suñu doole ñu mun a dolli moto pompe yi de telle sorte que ñun ak ASC yi nga xamante ni ñu ngi si gox yooyu ñu xool nan la ñuy taxawoo pour soulager population bi waaye dañuy profité ci question boobu nga ñu posé rek ñu lancer appel autorités yi pour que ñu jàppale Kër Massar wax dëgg yàlla pour que tëli yi ñu nekk di defar canalisation yi ñu nekk di defar ñu accélérer ko ndax Kër Massar at mu nekk rek bu ñu tawee rek ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel te loolu solution bu nga xamante ni rek mun na régler loolu rek mooy ñu am canalisation yi nga xam ne dina drainer ndox mi te ndox moomu tey nit ñi di jàpp ni jafe-jafe la war nañ ko mun a jël def ko ay opportunité ndax mun nañ ko drainer yóbbu ko ci bërëb bu nga xamante ni mun na jur liggéey li nga xamante ni nit ñaa ngi koy joytu saa su ne ci biir Kër Massar. voilà li nga xamante ni itam mooy wàllu dund mi ku ne xam ne ni jamono ji nga xamante ni mbas mi dugg si na kii di njiitu réew mi am na benn somme boo xamante ni daf ko waxoon ni daf koy jàppale ñi nga xamante ni ñoo loru ci Covid 19 bi. ba ñu tegoon li nga xamante ni mooy ay kit alimentaire dénkoon ko Mansour Faye waroon ko séddale ci commune bu nekk fii nga xamante ni nag moo di ci diwaanu Kër Massar yaakaar naa bañ ko jeexalee ak léegi taxu ko yàgg njiit li di Mansour Faye bërki démb doon na def bilan doon xayma li nga xamante ni loolu lañ jot a génnee ci ndund moom ñu doon séddale ci diwaanu Kër Massar nag daanaka laataa ñu koy séddale am na ay mouvement yu bëri ak ay association yoo xamante ni jotoon nañ leen ci associé yéen ngeen yoree benn mouvement duppee ko Kër Massar suñu yitte ndax bokkoon ngeen ci ñi ci associé. déedéet ñun suñu mouvement suñuy biir quartier yi nga xamante suñu membre yi ñu ngi si ñun ñoo leen newoon nañu jéem a impliqué wu si recensement bi boo delloo tuuti si ginnaaw sëñ Cheikh di nga gis ni ki ñun defoon nañ ay sorties médiatiques man mii sama jëmm bopp ci Walfadjri daal di ñaax askan bi en tout cas ñi ñu jiite pour que ñu xoolaat comité bi nga xam ne tegoon nañ ko ndax comité bi dafa féete woon boor ba yàlla def autorités yi dégg appel boobu comité bi ñu njëkkoon a teg bi nga xamante ni daanaka ñu nekkoon ci comité bi yëpp ci mairie bi lañ bokk ak yooyu ñu newoon dañoo war a yaatal ak affaire yooyu comité boobu dañ ko mujjoon a gelé créer beneen comité bu bees loolu nag ñu sant ci autorité bu baax pour loolu day wone ni autorités yi ñu ngi déglu seen i askan ñu ngi déglu seen population archive bi yaa ngi fii boo demee journaux yi jotoon nañ ko bind ak yooyu pour ne ni ñun aussi ñoo ngi xool saa su ne rek jafe-jafe yi nga xamante ni mën naa rote ci li nga xamante ni nit ñaa ngi koy def donc sortie boobu ñu jotoon ko def waaye ñoom bi ñu jógee bay jël ay
ay structure pour jéem a liggéey ak ñoom ci wàllu séddale dund bi wax dëgg yàlla ñun ñoom impliqué wu ñu mais ñun it tooguñu di seetaan ñun dañoo dem ci suñu gox ndax man mii di wax ak yow président de conseil de quartier la quartier Minam Gaban man maay président conseil de quartier bi donc fépp fu suñuy membre nekk nee nañ leen nañu dem jàppale population bi ci wàllu recensement bi ci wàllu liggéey bu nga xamante ni war nañ koo def pour jébbal ko autorités yi ñoom ñu mun a jël décision pour wéyal liggéey bi te wax dëgg yàlla gis nañ ni bi ñu defee recensement yi ci quartier yi ak yooyu alhamdulilah am nañu yaakaar de ci li ñu xamagum ni li ñu jotoon a jébbal ñun joxe nañu dund bi noonu ñu nga xamante ni ñun jotoon nañ ci waxtaan ak ñoom ci quartier yi waaye au niveau central wax dëgg yàlla nañ ko avoué ñoom amul benn implication bu nga xamante ni defal nañu ko te tey kenn mënut a wax développement Kër Massar te tuddoo Kër Massar suñu yitte ndax Kër Massar suñu yitte tey bu nekkul le mouvement bu nga xamante ni moo gën a taxawoo askan bi tey ñun bokk dellu en tout cas féetewuñu ci ginnaaw bokk nañ ci ñi nga xamante ni saa su ne bu ay jafe-jafe jotee dinañ jóg taxaw mais mën na am ñoom ñi ko doon def am na leneen lu leen yitteel lu nga xamante ni ñun yitteeluñu moo tax it impliqué wuñu ci li ñu def waaye dañuy sant yàlla rek ndax ñun comme niñ ko waxee rek askan bi moo ñu tax a jóg membre Kër Massar suñu yitte askan bi moo leen tax a jóg saa su ne xaaruñu kenn ci lenn dégluwuñu kenn ci lenn suñuy doole suñuy man-man ak suñuy relation la ñuy doxee rek ba saafaral population bi li nga xamante ni mooy seen jafe-jafe. pour wóy rek ba tey ci waxtaan wi nga xamante ni moom la ñuy séq xam nga dégg ni Kër Massar rek moom moo leen yitteel te ku wax Kër Massar daal di xam ni Kër Massar googu sorewul ak fi nga xamante ni moom mooy Mbao te Mbao jamono ji yëpp nga xamante ni jamono ji ci ginnaaw yëpp coow lu rëy mi ngi ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy le maire Abdoulaye Pouye ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Abdou Karim Sall ak itam ñenn ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Abdoulaye Timbo parce que Timbo dafa signé 10 hectares yoo xamante ni dañ koy def ay armères waaye nag kii nga xamante ni mooy le maire Abdoulaye Pouye giseewul noonu dafa ni loolu ñooñu naka sudul noonu la ñu nar a def ci suuf yu ni mel est-ce que yéen waa Kër Massar suñu yitte pare ngeen pour à ce que bu fekkente ni dañu nar a jalgati suufu Mbao ngeen dem jàppale waa Mbao ci xeex boobu. waaw xam nga tey sëñ Cheikh forêt Mbao bi dafa doon poumon économique bu nga xamante ni ñun ñëpp la impliqué ndax tey Mbao ak Kër Massar ñoom ñoo frontière donc forêt bi frontière la ci diggante Kër Massar ak Mbao dëgg la forêt bi forêt de Mbao lañ koy woowee ndax noonu lañ ko mës a woowee mais tey forêt bi am na lu nga xamante ni tey même bu dee ñenn ñi ñu ngi koy jëlee ni ki lu nga xamante ni la warta mun a ne tey Kër Massar war naa mun a revendiquer ne serait-ce que proximité bu ma am ak forêt Mbao bi kon nag lépp lu nga xamante ni dina préserver forêt bi dina préserver ñun suñu environnement ak suñu vie bu nga xamante ni tey mu doon poumon économique bi war nañ ci taxaw liñ ciy wax par rapport ak loolu mooy ñun yaakaar nañ ni suñu njiit yi surtout ñu ngi nekk ci collectivité territoriales yi war nañu jiital waxtaan ak askan bi ci lépp lu ñuy def gis nañu suñu maire taxaw dem défendre ay position ci wàllu forêt bi ne am na parti bu nga xamante ni Kër Massar la bokk waaye bu ñu impliqué woon ñëpp yaakaar naa ni yëf yi du doon demee noonu ndax tey Kër Massar dañoo ñàkk lu bëri amuñu stade Kër Massar amul marché Kër Massar amul garage bu baax wax dëgg yàlla yooyu yëpp mu doon ay jafe-jafe yi nga xamante ni tey état bu jëloon décision ne day wut ay almer wala ay leneen ñu def ko ci forêt bi war nañoo mun a xool ñu nga xamante ni ñu ngi dund te am ay jafe-jafe yi nga xam ne saafara ñu ko dëgg la ñi nga xamante ni génn na ñu àddina war nañu xool fu ñu leen di denc fu ñu leen di robe fu ñu leen di suturale ak yooyu waaye ci wàllu liggéey boobu yëpp ñu xoolaale it population yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi dund ay jafe-jafe yi nga xamante ni saafara ko war nañoo sóoraale loolu yëpp mu doon lu nga xamante ni tey ci wàllu suuf soosu nga xamante ni nit ñaa ngi naan dañ koo bugg a jël pour def ko ay parcelles wala dañ koo bugg a jox ay nit ñu nekk ci biir nguur gi loolu doon na lu nga xamante ni ñun Kër Massar duñ ko seetaan dinañ xool bu baax a baax ndax tey dëgg la forêt bi Mbao lañ koy cosaanale Mbao moo ko moom waaye ñun ñëpp suñu survie moo dépendre ci forêt boobu donc lépp lu ci état di def ñoo ngi ñaax nguur gi ak ñi mu àndal surtout ñi nekk ci ay communes yi ak communes yi ñu xool bu baax a baax lu ñuy def ñu xam ni ki tey ñu ngi jël ay décisions yu nar a impacté ci avenir ñun ñi nga xamante ni ñu ngi fi waaye suñu avenir u doom ak suñuy avenir u sët kon loolu nag doon na lu nga xamante ni ñun ñëpp képp ku nga xamante ni yaa ngi dëkk ci zone bi wala yaa ngi dëkk Dakar war nga ci bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy def mais buñ ko waxtaanee ñu xool ba xam li gën ñu xool ba xam li nga xamante ni dinañ ko ñoŋal mu doon lu ñu accepté ñun ñëpp lu ñu dul nangu daal mooy ñu ñëw ñu ñuy imposer ay lu nga xamante ni kenn impliqué wuñu ko loolu moom ñun Kër Massar suñu yitte ñun population Kër Massar duñ ko nangu.
voilà ku ne xam nañu itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy maire yi seen mandat daanaka jeexoon na bu yàgg xëy na dañ leen ko puusal maanaam dañ ko doxal ñoom ñëpp mais jamono ji nga xamante ni ñi ngi ci la ñu toll tamit fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Kër Massar ak li ko wër ki nga xamante ni moo jiite Kër Massar di le maire Moustapha Mbengue mu ngi jéem a dox ay jéego séq ko ak waa Jaxaay ak waa Sangalkam ak ñi ko wër ngir ñu mën a def département fii nii laa tey élection yi ndax gis-gis bu ni mel di nga ci ànd. waaw tey xam nga tey sëñ Cheikh wàllu départementalisation bu Kër Massar loolu lu ñëpp sàkku la ndax tey wax dëgg yàlla boo xoolee dayoo Kër Massar 25 kilomètres carrés ñu ngi naan population bi ay 600 700 000 mais ñun jàpp nañ ni population Kër Massar daanaka avoisiné na 1 million wala du yàgg mu yegg foofu bu dee weesuwuñu ko. donc tey ñun ñu war a bootu ci Pikine dina doon lu jafe lool ci ñun ndax lu bëri si ñun dina am lu ci sooxe Pikine it xam nañ ni ñoom tey seen maire di Timbo wax dëgg yàlla administré Kër Massar doonut lu yomb tey yor na département bu nga xamante ni moo gën a rëy jafe-jafe yi bëri nañ donc tey bu ñu mënoon am ay compétences au niveau local yi nga xamante ni mun nañoo taxawoo suñu bopp te am na fi wax dëgg yàlla dañoo war a mun a taxaw Kër Massar nekk département léegi nag démarche yooyu nga wax noonu te monsieur le maire nekk di ko def man yaakaar naa ni du maire moo war a jóg pour dem gis ay commune naan leen war nañoo xool nu ñu bokkee pour département ak yooyu département bu ñu koy def maanaam délimitation de territoire bu ñu koy def dañu war a xool d'abord ci wàllu xam-xam yan gox nga xamante ni am nañ ay opportunités yi nga xamante ni dañoo bokk warta doon ci bëgg-bëgg kese dañ ko war a teg d'abord ci xam-xam yan ñooy localités yi nga xamante ni ñoom ak Kër Massar am nañu similitude ci ay wàllu problème am nañu possibilité yi nga xamante ni bu ñu leen lëkkalee daañu am benn développement bu nga xamante ni dinañ ko ñoŋal ci loolu ndax loolu moo waral tey ñu war a mun a def ay découpage nga xamante ni ñi nga xamante ni am nañu bokk-bokk am nañu ay possibilité nga xam ne seen développement territorial mun nañ ko jël yooyu yëpp la ñuy jël ñu waxtaane ko mu doon lu nga xamante ni ñëpp ay toog di waxtaane ko waaye buñ ko deful li ñu nekk di gis noonu mooy li nga wax maanaam wàllu politique mooy gën a nekk ci suuf mbir yi maanaam nañ la ñuy xoolee ñoom nu ñuy toogaatee fii wala nan la ñuy xoolee seen biir nu ñuy lijjantee mbir yi nga xamante ni ñoom lu ci gën a bëre du lii soxal askan bi moo leen tax a jóg waaye ñoom seen i intérêt bopp ñoom nu ñuy toogaatee ci donkaasi bi loolu la ñuy lijjanti te loolu nag yaakaar naa ni warta ne ndaxte comme ni may wax tey maire bi fi nekk di Moustapha Mbengue tey moo fi nekk ëllëg wala gannaaw ëllëg keneen moo fi nekk lépp lu ñuy def rek nañu seet njëriñu askan bi li nga xamante ni mooy njëriñu askan bi nañ ko taxawee te loolu lu ñuy pencoo la dañ ko war a pencoo dañ ko war a toog waxtaane ko toutes les filles et les fils de Kër Massar maanaam doomu Kër Massar yëpp dañu war a toog ñu laaj leen seen i xalaat ñu xool ba xam loolu ñu bëgg a def ndax doléance la bu nga xamante ni moom monsieur le maire daf ko fi fekk du moom moo ko créé départementalisation boobu dafa fekk ay nit di ko xeex démb ak barki démb moom mu ñëw soobu ci ñoo ngi ko ciy sant di ko gërëm mais nañu fexe ñu boole toutes les franges de la population Kër Massar nag loolu la ñuy ñaawlu fi la plupart du temps dafa doon gox bu nga xamante ni nit ñi li ñu war a taxawoo pour que ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi dafa am période bu nga xamante ni période politique la ku nekk da nga war a dem sa parti ku nekk da nga war a dem sa banqaas mais loolu bu weesoo dañu war a xam ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi lépp luy intérêt Kër Massar dañoo war a xàccandoo dóorandoo te loolu nag ñi nga xamante ni yàlla daf leen teg ci bopp commune bi ñoo war a dox ay jéego ba nit ñi war a mun a sentir ni ñii kat dañoo war a jóg pour jàppale leen ay nit jóg nañ fi def fi ay initiative dem apporter seen concours ñun Kër Massar suñu yite def nañ ko dem ci maire bi ne ko bëgg nañ laa jàppale ci li ngay def mais dafa mel ni ñoom saa su ne rek mbirum politique yooyu moo leen yitteel te développement du politique développement dafa am lu nga xamante ni lu weesu politique lu ko lal jot na nag Kër Massar ñu fexe ba ñun doomu Kër Massar yi yëpp ñu bokk ndey ñu bokk mbaay ndax loolu rek moo ñuy indil développement bi ñu bëgg. voilà ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñu topp ci Info 15. waaw sëñ Cheikh dañ lay sant bu baax a baax sant waa Info 15 ma profité rek si gërëm bu baax a baax waa mouvement Kër Massar suñu njiite membre yi nga xamante ni vraiment ay jàmbaar saa su ne guddeeg bëccëg ñoo ngi daw tay ñu ci benn yoon même fu ma lay wax ni ñenn ñu ngi ci wàccaayu tabaski bi am yu nga xamante ni ñu ngi koy waajal incha allah bu ko yàlla sottilee rek yéen ñëpp di ngeen ko yëg ñoo ngi leen di sant ñoom bu baax a baax sant suñuy partenaires notamment ay Africanité Family di jaarale si sant Africa Camina suñu tonton Cissé di sant yéen waa Info 15 waa Nité TV ak waa Kër Massar waa KM TV ndax yéen a ngi def liggéey bu am solo si biir Kër Massar ndax li ngeen di yee askan bi
tey yow sëñ Cheikh boo joxee benn information man information boobu dinaa am sañ-sañ taxaw ne lii am na wala amul ndax yow xam naa la kon proximité boobu ñu am ak yéen te ngeen nekk fi di def liggéey bu am solo ndax yee population bi mooy premier facteur de développement ndax population bu yeewul munta développé wu yéen a ngi ci liggéey bu am solo bu nga xamante ni dañ leen di sant di leen gërëm askan bi ngeen ko nekk di defal ñun ñëpp ngeen ko nekk di defal wax dëgg yàlla ñun kontaan nañ ci trop te yii nii saa su ne rek gis nañ ni ngeen taxawoo yéen ñi nga xamante ni yéen laa gën a miin te mu doon waa Info 15 saa su nekk man damay dugg seen i site di si gis ay information yu am solo dañ leen ci encouragé xam nañ ni nag yombul ndax léeg-léeg ngeen dugg ci ay enquêtes yu nga xamante ni jafe na mais dañ leen ci encouragé pour ne leen ni population bi wax dëgg yàlla gis nañ seen bopp ci li ngeen nekk di def di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na leen yàlla gën a kattanal gën leen dooleel ndax tey boo leen amee doole rek ñun ñu am doole ndax ñun it yéen la ñuy ndamoo Kër Massar la ñu am Kër Massar mooy suñu yitte kon structure ak organe de communication yi nekk biir Kër Massar ñoom ñooy suñuy structure ñun. voilà jërëjëf dañ lay jaajëfal bu baax a baax du ñu def tamit lenn rek lu dul di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité ci seen Info 15.